jërëjëf mbokk yi di leen wax asalaamaaleykum ak foo leen mën a toll ci àdduna bi di leen welcome one more time ci niñ ko defee day man bu minute du jotee fii ci New York Tri-State ñëw ak yéen seen émission Yewwi Askan Wi ci programme Waaju Sunu Afrique bien sûr dugg nañ nag tey ci le 2 ci weeru avril di ñaan yàlla rek jàpp nañ ne suba la ñuy commencé koor gi xam naa sëñ Alioune Dieng coordinateur bu ñëw dina ko gën a yaatal mais ngeen taxalu tuuti rek dinañ ci ñëw ak yéen xam naa dinañ am ak yéen émission bu am solo wante balaa boobu rek ñëw ak yéen ci ni nga xam ne nañ ko defee day man. Vax Up, Boost Up, New York City. Together, we can protect ourselves, our families, friends, and fellow New Yorkers from COVID-19. Getting vaccinated and boosted is easier than ever with vaccination sites all over the city. Get vaccinated and stay up to date with your booster. Vax Up, Boost Up, New York City. Visit nyc.gov/COVID vaccine or call 877-VAX4NYC to find a vaccination site. Hey les New-Yorkais, saviez-vous que votre carte ID NYC expire? Continuez à profiter des avantages de votre carte ID NYC, comme les remises sur les produits alimentaires, les visites de musées, les abonnements au centre de sport et bien plus encore en renouvelant votre carte dès aujourd'hui. Rendez-vous sur nyc.gov-ID NYC et suivez les étapes faciles pour effectuer votre renouvellement. Si vous avez besoin d'aide pour renouveler votre carte, appelez le 311 et dites ID NYC et continuez à utiliser votre carte ID NYC comme carte universelle pour tous les New-Yorkais. Voilà jërëjëf mbokk yi kon nag ni may def rek mooy jël kàddu gi jox ko le coordinateur sëñ Alioune Dieng sëñ Alioune bisimilah. asalaamaaleykum. Alaaji maa ngi lay nuyu. waaleykum salaam. di nuyu Sénégalais yëpp. di naan leen alhamdulilah rabbil alamin ba ñu yàlla maye ñu mën a tasewaat tey di defaat émission bi di sant yàlla nag ba weer wi feeñ na waa leen yéen ña ngeen ñoom tey ci métit la ñuy fanaan di ñaan yàlla nag yàlla nañu may kàttan ak wér gu ñu wooree weer wi ba mu jeex te suñ ko wooree yàlla nag lépp luñ ci jaamu yàlla na ko yàlla nangu te su ko nangoo yàlla nañu ko fulal yàlla nañu yàlla sàmmal suñu njaboot sàmm suñu njaboot làqal leen fu yàq yeggut lépp lu ñu ragal yàlla bu ñu ko gis ñu ñaanal sénégalais yépp nag yàlla may leen jàmm biir ak jàmm biti yàlla taxawal jàmm suñu réew di ñaanal waa Yewwi Askan Wi lépp li ñu jëm yàlla may leen ci ndam maa ngi nuyu ñëpp surtout waa plateau bi ma toogal muy Ousmane Tounkara Alaaji Ndaw maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yéen it lépp luy seen mébét rek yàlla ko yàlla defal bismillah. waaw Elhaj Ousmane bisimilah. waaw voilà donc Elhaj maa ngi lay ziyaare bu baax a baax di ziyaare di nuyu sëñ Alioune di nuyu suñu auditeurs yi à travers le monde di leen jéggalu nag parce que ay jullit lañu te weeru Ramadan képp ci ñun xam nañu ne mënuloo yàlla du nangu sa koor ginnaaw balaa ngay jéggalu ñëpp yàlla vraiment yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam daf ñu daan wax loolu ci temps ne bépp jullit balaa ngay mën a jaamu yàlla sa jaamu yàlla di ko nangu da ngay waslu ak say moromu jullit donc may jéggalu ñëpp parce que liggéey bi ñuy def nag dafa jafe amaana tooñ nañ ci ñu bari te yëguñu ko wala aussi ñu gaañ ci ñu bari te yëguñu ko wala aussi li ñuy defar am ñoo xam ne tamit peut-être arrangé wu leen de leur manière waaye dañuy jéggalu ñëpp rek parce que defe naa grandeur déjà mooy nga mën a reconnaître
li nga xam ne da nga ko def mu baax ak li nga xam ne aussi nekk na ay erreur donc ay doomu aadama la ñu matuñu donc dañuy ñaan yàlla lépp luñ fi wax ak lépp luñ fi def te ñu offensé ci doomu aadama nga jéggal ñu ko te yàlla rek tax ndax suñu yéene benn yéene rek la mooy defar suñu réew moo xam ne ñun ñëpp a ko bokk te peut-être amaana ñu bari xamuñu waaye xeexal sa réew aussi ci jaamu yàlla la bokk jihaad la donc ñu ngi jéggalu ñëpp di nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp nag jàmm ñu woor weeru koor bi ci jàmm ak salaam ñu tàmbali ko ci bismillahi rahmani rahim ñu yeggali ko ci alhamdulillahi rabbil alamin donc El Hadj ma delluwaat la kaddu ba ci beneen. waaw jërëjëf sëñ Alioune Dieng xam naa yow yaay diriger waxtaan bi mais damay ñëw rek fii Ousmane daanale ma jëlee foofu ndax wax na wax ju am solo xam naa ne suñu mbokk sàlleen yeeg mbàkke yi fi ñu toll kontaan nañu ndax ala kulli xaal koor gi moom danañ ko or incha allahu rabi mais comme ni ko Ousmane waxee rek ñi ñaan yàlla balaa dara commencé ko ci bisimilahi rahmaani rahim gën ci alhamdulilahi rabil alamin sa yàlla nanguñu bépp jàmm yàlla buñ ci def bépp loo xam ne rëcc la mu baal ñu ko ndax moom mooy ki nga xam ne nii moom dong la moo tax ñuy wooruñu pour keneen ku dul moom donc di baalu àq ñëpp tamit comme ni ko Ousmane waxee di jégal ñëpp di jégalu ndax mbir mi yombul wante nag foog naa ne comme ni ñu ko waxee bés penc suñu njiit yi ñoom ñooy gën a sonn waaw ndax 14 millions de Sénégalais ñu dénk la leen yàlla jël ci nguuram jox la am nga question yoo xam ne nii keroog bés penc les ñi nga xam ne nii ñoom la ñu wooyee ay buur woon ak ñi nga xam ne nii tey ñoo ay président ak ñi nga xam ne nii ñoom la yàlla dénk ñu xam yoon bi donc ñooñu ñoo gën a am bés bi ñuy wax ne bésu ñàkk la bésu tiis la du ma imam du ma waaraatekat waaye loolu c'est du bon sens ndax yàlla mu ngi wax ne maa ngi wax ak borom xel yi donc ñun ñi nga xam ne ni yàlla nattoo nañu micro bi ay ati at ñu koy def comme ni ma ko yàgg waxee rek rus nañ keroog bés penc ñu toog yàlla nañu yéen El Hadj Ndaw biñ leen joxee micro bi lan ngeen ci doon wax ala kulli xaal dëgg rek la ñuy wax dëgg kese fu mu ñu fekk fa la ñuy bàyyi c'est buñ ko waxee c'est dund mooy que ne suñu njiit yi ñu wax ko si dund suñu njiit yi amal nañu ax te loolu bu ñu demee ba ci kanam dana fa gën a leer bu ñu demee ba bés penc dana fa gën a leer boo leen déggee léeg-léeg ñu baal ma rek sëñ Alioune ak Ousmane boo leen déggee léeg-léeg ma leen di wax ne ku ñu woo ci dem liggéey Sénégal damay dem parce que bés ñun ñooy kii taxaw ne leen ni ngeen koy defee du nii c'est dara duñ ci fekk incha allahu rabi duñ ci ànd ak benn tiit duñ ci ànd ak benn rus am na loo xam ne xëy na Ousmane Tounkara mënu ko wax am na loo xam ne sëñ Alioune Dieng mënu ko wax am na loo xam ne keneen mënu ko wax waaye man yàlla nattoon na ma fekkee lu bëri dama ne suñu njiit yi de Senghor à présent am nañ responsabilité bu rëy ci doomu sénégalais yi buñ demee xuus ba ci kanam dañ ci gën a ñëw ci fan yi di ñëw semaine yi di ñëw weer yi di ñëw dinañ ci gën a ñëw sëñ Alioune ma delloo la kàddu yi. jërëjëf Alaaji di wax rek comme fi nga ko jëlee wax dafa jafe dégg nit jafe am na ñoo xam ne da nga waxee nii ñu déggee ko de travers ñun daal ñu ngi wax ne li ñuy tax a wax rek mooy bëgg suñu réew waxuñu pour blesser kenn waxuñu ko saaga kenn mais des fois dégg-dégg yi moo dul benn képp koo xam ne suñu wax gis nga ci lu la naqari rek ñu ngi lay jéggalu ci weeru koor bi di dànkaafu nag suma benn xarit Modou Fall moom su yi xewee rek dootu biir bronze ca côté portoricain lay féetoo ji ca restaurant yooyu nga di ko ñaan nag mu jéem koo def ak ñun ren bàyyi côté boobu comme li ma leen waxoon rek dañoo dugg ci weeru koor mais du tere nag ñu delloo buum ca booy ba li ma leen waxoon nee naa leen keroog dañu doon def fii le bilan matériel de Macky Sall vraiment def na train
def na lii def na laa def na infrastructure yu bëree bëri bi ma ñëw nag ci prix yi mu ko defee ak njuuj njaaj yi ak bor yooyu nañ ko teg fële mais tey rek dañuy ñëw ci le bilan immatériel de Macky Sall li tax ñuy jàpp nit li sëñ Abdoulaye waxoon rek nit ki waxi daawam ak waxi ren su niroo méngoo rek jàppal nit a ngoog ñu gis nag que fan yi yëpp ñu ngi fi daan wax wala Macky Sall nii Macky Sall ne Macky Sall ñu faut savoir que Macky Sall ñun ñooy liggéeyal ñu jox ko suñu budget mu di ca def li ñu war a def ak lu mu war a def la ca def ëpp nag mu def ca loo xam ne da ko war a def puisque li ma leen di wax ci la bilan immatériel rek loo xam ne doo mën a laal ni waaye da nga koy gis muy problème éthique li ñuy wax ñun daa am loo xam ne moom lañ ñu mooñaale muy éthique ngor jom fayda puisque li ma leen di wax rek ci loo xam ne bilan immatériel Macky Sall la Macky Sall ba mu jëkkee dugg décret yam ñu mën a njëkk a signé benn ba moo ñu yóbbu laaxara pour li ñuy wax moo ñu yóbbu ardo muy décret ba mu signé Franck Timis sur nos ressources naturelles booba moom on va plus s'en relever tant que amuñu un président boo xam ne ñëw na am fayday boppam ne nañu renégocier les contrats am na réew yoo xam ne dafa am du yomb nag puisque yi ngay signer c'est des firmes internationales yoo xam ne dañoo bari doole waaye nag li ñuy wax ne am na ci xam ne soo sa tollee sa réew da lay gënal lépp Macky Sall moo fi waxoon ne duma mës a signer décret buy fal suma rak mu def ko Macky Sall moo fi waxoon ne sama mandat danaa ko jëlee 5 ans 7 ans indi ko 5 ans commencé ko ci mandat bi fourage dans les xideen mu ñëw nag defati loo xam ne lu doy waar justice yaa ma neex ne yenn yi dossiers yi maa ci teg suma kudd am na ñoo xam ne soo leen convoqué dëkk bi tàkk mais dans quel pays on est dañoo nekk ci rëkk boo xam ne ñii lu ñu def baax na ñee lu ñu def baaxul des citoyens lambda la ñu war a nekk ñun ñëpp waaye ñii gannaaw ànd nañu ak man suñu doon def loo xam ne dafay lakk dëkk bi sax suma yoon nekku ci ñi ci des nag ku ci def ma duma la seet leen les cas de Bougazelli koo xam ne da ngay dem ba affaire faux billet loo xam ne dafa mën a nasaxal économie ñu bàyyi mu dem ay nit yoo xam ne dem nañ ba corps de contrôle yi ne leen kii mën a tuta yor service nga yëkkati di ko jox ay promotion muy ku mel ni Cheikh Omar Anne ngeen di yokk dëkk bi loo xam ne lu am importance nit ñi seetaluñ ko kaaraange loo xam ne dafa am solo ci am réew Sénégal la fi gën a ñàkk kaaraange surtout léegi seet leen Sénégal kan moo fa mën a yar am jur képp ku jël jur ne da nga koy yar sa bakkan nga ci teg dañ lay rey jël jur gi wala nga toog di leen xool ñu yóbbu jur gi kaara ñu dem bañ ne dañuy criminaliser vol de bétail soo ko criminaliser te mooy gisoo ña ngay yóbbu noonu muy def criminaliser boobu lu mu jëriñ nañu defaraat kaaraange gi li nga xam ne mooy kaaraange yi ñu jëmale ko ci nit ñi te bañ koo jëmale ci répression le Sénégal am nañu enough loo xam ne mën nañu aar suñu kaaraange réew waaye yépp ñu ngi ko denc di xaar ay répression saa waaye fi mu jëmee ak réew bi moo baaxut
nit ki sooy gaat nga da ngay gaat nga lu baax deel gaat nga que dëkk bi tout ira bien moo gën nga jël lépp bëgg koo teg rek ci affaire yi defante te doo def lu jub doo def lu baax lépp loo waxoon lu safaan ma nga gën a kii loolu nañ ko compter gum ci bilan immatériel Macky Sall ñu jëm nag ci ay élection muy élection législative ñu war a nag tànn ñi nga xam ne ñooy voté loi ca réew ma gis ngeen nag li fi am mooy y a deux choix il faut aller avec li fi nekkoon loo xam ne daro amul njëriñ assemblée bi yées ci assemblée yi ba Sénégal créé ba tey ak une assemblée nouvelle boo xam ne waaye Yewwi Askan Wi la vraie opposition ñi nga xam ne c'est des gens responsables ñoo xam ne dañoo xam li ñuy yóbbu xam nga li ñuy wax bokk ci coowle xam li waral coowle ko gën des gens yoo xam ne ils auront des arguments à défendre pour ñi leen fa yónni loolu daal laa bëgg ngeen xalaataat indiwaat leen seen xel ñi bokkagul Yewwi Askan Wi yónnu leen Yewwi Askan Wi mbir nga fa Ousmane ci loolu laay taxawee may la kàddu gi nga continuer. waaw jërëjëf grand Alioune vraiment ñu ngi lay sant encore di la gërëm ci kaddu yu nga yëkkati te muy kaddu yu dëgg aussi grand Alioune balaa may sori rek ñu ne tuuma moom dindi tuuma maanaam ci dëggu la bokk laataa may sori ci waxtaan bi rek dafa am loo xam ne nag waxtaan yi il faut gars yi comprendre ko tey dañu nekk ci weer wu tedd te tey di bisu tàmbali weer woowu waaye duñu teree wax dëgg te yàlla rek tax ndax kenn ku nekk ci ñun boo génnee àddina yow dong yaay dem sa bàmmeel kenn du ànd ak yow kenn du la gunge suñu naataango yi fi génn léegi comprendre leen damay tàmbali nag par tooñ sama borom nag yi baaboy ndax dégg naa ndeysaan comme ni ñuy tàmm def rek di dagg ay audio ñoom noonu la ñuy def boo defee vidéo bu gudd bu mat 60 minutes dañ ciy dagg kaddu boo xam ne rek kaddu bu gàtt lay doon te kaddu boobu rek la ñuy jël di ko salfaañee di ko wëlbati di ko wëree nit ñi pour nërmeelal xelu doomu aadama yi waaye man sama taxaw ci Sénégal moom toogaat fi di ko justifier moom yàpp sénégalais yi la du ma defati loolu waaye bëgg naa rek sénégalais yi am xel yéen ngeen xam ne suñu mbokk yooyu génn léegi ñoom dañuy jël toujours audio wala vidéo ñu dagg ko fi leen neex rek ñu jël ci ñaari kaddu ñu teg ko du ñu teg vidéo bu mat donc lépp luñ leen wax rek jarul dóor seen doom ndax baabooy moomu di wax moom xam na man xam naa ne tey moom bu fekkoon sama waay la moom fu mu rombati ci dëkk bi war na maa gërëm ndax ba ma ko xasee ci siiñam ba léegi mag ñoom dañ ko defaral ay bëñam sax bëñam yi sax léegi dafa weex te jub lépp jub donc moom war na di ma gërëm di ma sant waaye di ma xas moom waratul doon ci ñi ci bokk Pape Babou moom comme ni may waxee toujours maa ngi ko doon wax démb rek El Hadj ndeysaan ma ne kooku man xaw ma ko sax bu ma daje woon ak mbedd ak moom ci mbedd nga ne ma kii mooy boo ma newul kii mooy Pape Babou du ma xam kan donc wax dëgg yàlla dama leen di déglu nag parce que New York la ñu nekk te rajo la ñu ne te comme suñu rajo yi ñoo tolloo heure donc toujours dañ leen di déglu balaa ñun ñuy mën a ñëw ndax mënoo tontu nit te dégguloo li mu wax lan waaye bëgg naa ma wax sénégalais yi dara ma fàttali leen dara bu dee sama gaa yooyu jox ngeen leen seen carte d'identité foofu ci hasard bi dañu doon dajale ay carte d'identité jàmbur dina ñoom dañuy joxe ay kër ay logement nee nañu xawma social logement sociaux xam leen ne seen carte d'identité yooyu ngeen leen jox ak seen carte électeur yi dañ koy jël pour utiliser ko pour parrainage donc sénégalais yi képp ku leen jox seen carte d'identité nga woo leen nga dànkaafu leen bu ñu utiliser sa carte d'identité illégalement buñ ko utiliser am nga droit parce que ci réewu droit nga ne nga porter leen plainte am nga ci droit waxuñu ko nag pour yàq waaye sa droit de vote kenn waru koo salfaañ loolu pour muy leer la ay kaddu la rek loo xam ne dañ koy indi te muy ay kaddu dëgg nag ndax ñun lépp lu ñuy wax dañ ciy am firnde balaa ñu koy wax ñoom lii ñuy wax ni ñoom mënuñu koo weddi
ndax jël nañ seen ay carte d'identité bindu ko ci ay liste ñoom ci loolu la ñuy dox. beneen cas bi dama dégg ñu jàpp ci côté violence bu bari ñu bëgg ko jël dëkkale ko ay nit semaine passée ndeysaan Ousmane Dramé lañ ko dëkkale semaine bii ñëwaat nañu ci man ba dem ci président Ousmane Sonko waaye ñoom ci seen bopp ci seen biir waxtaan ñu am ay wax yu am solo yoo xam ne dañ ko ci wax muy yan wax par exemple nee nañu Sénégal ba mu demee Égypte égyptiens yi dañ leen violenté saaga leen ak xas leen teg leen ay laser donc égyptiens yi bi ñu ñëwee Sénégal sénégalais yi dañu fayu ci loolu ma ne leen nag kon nag ñoom am nañu fulla war nañoo xam ne aussi le président Ousmane Sonko ci benn kàddu rek la ma sa woote mooy résistance bu fekkee dañ leen néewal doole parce que tey bu fekkee ne doomu sénégalais nga ngay laaj réew mi Samba Boy bi nekk ci bopp réew mi mu ne moom kenn du laaj réew mi ku laaj réew mi rek ñu créer la situation créer la ay njuuj njaaj créer la ay tappale pour néewal la doole am nga droit woo say partisan ne leen ñu résister loolu dafa nekk ci suñu constitution bu fekkee xëy na ñoom jànguñu constitution Sénégal waaye bu ñuy déglu Sénégal di déglu kaddu yi fay jib defe naa ne de comme ni ma koy fàttalee suñu benn mbokku xaal pulaar bi ñuy ne Aliou Dembourou Sow moo taxaw ci assemblée nationale bu Sénégal di fa tudd ay jaasi balaa assemblée nationale ci seen dëkk ba fële la ko tuddee woon Vélingara fële waay ci Fuuta Vélingara Ferlo donc ba mu fa demee la mu fa doon tudd mooy ay doomu aadama ne leen dañuy forcer jël réew mi jox ko Macky Sall bu Macky Sall paree ñu jox ko ki nga xam ne moom mooy Abdoulaye Daouda Diallo bu ñu bañee nee na nañu génnee jaas yi ñu jàmmarloo ak sénégalais yi defe naa violent boo ko bëggee dégg mooy doomu aadama buy wootee di wax ay jël jaas yi jëmale ko ci doomu ay sénégalais léegi nag grand Alioune ma ñëw ci mbirum Macky Sall xam nga Macky Sall moom comme ni ma leen di wax livre la te livre boobu introduction am na ci après nag boo jógee ci introduction bi nga dem nga lire li nga xam ne moom mooy li important ci livre bi après nga ñëw ci conclusion bi grand Alioune Macky Sall manipulateur la ñoom ñii wax ci Macky Sall sax xam nañu loolu ndax manipulation rawul booy ñëw sax ci diaspora il faut nga fay ñi nga xam ne ñoom ñooy say partisan kenn ku nekk ci ñoom xam na li may wax ndax am nañu vidéo yi am nañu firnde yi kenn ku nekk ci ñoom dañ leen di fay pour ñu déplacer wu dem wuyu ji seen président pour man koo tàcc ma delluwaat encore ci violence bi ba léegi grand Alioune sama bos de barki Dembo Ndiaye la woon fii ci buntu maison du Sénégal man maa àndoon ak yow Alioune ak grand Alioune ñu ànd ak Jacob Coulibaly ba ñu yeggee kan moo daw si ñëw gàttan lu ma ak ay xeer ak i daw ak ay sànni kurpeñ ak lu nañu dugg ci moom Baboy Kane ci la jiitu ak suñu député de la diaspora ba nga xam ne kenn la ci ñoom muy frère Abdoulaye Daouda Diallo bi ak keneen ci di Aliou Ngaydo ak yeneen donc ñoom daanaka bu fekkee dañuy wax violence man kenn mësumaa gis ma violenté benn waa APR fii ci Amérique ku ko gis nag ma indil vidéo bi wala nga wax ma ko man nag li may wax nii kenn mënu koo dindi attaqué nañ ma maa ngi vidéo bi yow grand Alioune fekkee nga ko tuur nañ ma café bu tàng dàqante nañu ba ci parking lot ba police moo ñëw ndeysaan te bi police ñëwee tamit lan la ñuy wax police nee nañu police man dama ñëwoon pour violenter président Macky Sall yow loolu yëpp xew na ci dëkk bii ñu nekk donc je pense que mënuñoo nelawal xelu sénégalais yi ndax comme niñ koy waxee toujours dañu nekk ci jamonoy réseaux sociaux am ay archives nag ndax li may wax nii bu soobee yàlla dinaa ko dugal ci page Facebook bi te dinaa ko génnee sénégalais yëpp gis ko ñu xam ne du ay sos am na sax ñoo xam ne bëgguma leen cee tudd ndax mbokk la te mbokk moom alalu yàlla la donc dañuy bàyyi loolu rek mu jàll waaye lu ma dundul ci loxo waa APR yi rek daanaka ñoom dañ koo mënul ci possibilité waaye lu ne jéem nañ ko ci man waaye dama bëgg lu ma leen di fàttali rek man jéem dara ci man peine perdue la noppalu leen dem nañu sax ndeysaan ba ci biir kaddu yi ndeysaan tey seen kaddu yu neex yi ñu ne ñun li ñu dugal ci politique bi mooy pour ñu xeexal Ousmane Sonko bis bu ko yàlla falee xaalis ñoom ils n'ont pas compris que c'est une nouvelle façon de faire la politique Yewwi Askan Wi ni muy defee politique sax xaalis bokku ci defe naa ñun ñëpp mën nañoo seede lool du ñu joxe xaalis du ñu dem di chantage benn doomu aadama dañu ne doomu aadama yi kenn ku nekk ci ñoom bu bëggee bokk ci développement wu Sénégal
na jël alalam moom mu participer ci comme ça mu mën cee gis boppam donc man ci citoyen yooyu laa bokk pour sama mbokk yi xamul man damay cotiser ci développement wu Sénégal damay dimbali ay doomu aadama yu nekk Sénégal nekk ci ay jafe-jafe yu mag yoo xam ne seen président vraiment daf leen bett ndax tey bii ma jógee c'est le 1er avril le 1er avril ci maanaam le premier weer bu nekk ci Amérique suñu président Amérique day génn def li nga xam ne moom mooy bilan unemployment fii la toll muy 3% mooy loolu mooy chômage taux de chômage 3% ñaata nit ñoo am xëy muy 453,000 personnes man loolu dama koy topp ak cœur ñoom amuñu xam-xam boobu ndax ñoom toppuñu xam-xam ñoom manipulation moo leen tax a def léegi nag ma bëgg a indi benn leeral ci loolu grand Alioune président bu bëgg a développer réewam day wax ci ay xëy du wax ci ay wala équipe Sénégal gagné na coupe wala man maa leen grand Alioune Sadio Mané mii ñuy tambaambaloo tey Sénégal ñu koy tàcc partout dans le Sénégal c'est un fils de la Casamance ni mu def ba dem Paris yaayam sax ndeysaan nee na ba mu yeggee Paris woo yaayam gëmul woon ne mi ngi Paris nañu bàyyi xelu sénégalais yi ñuy fooye ces sénégalais n'ont rien à voir avec Macky Sall maanaam ay sénégalais lañu ils représentent leur pays Macky Sall est le président de la République du Sénégal la ñuy footballal mi ngi mel ni man mii tey ma yor samay doom Amérique sama doom c'est un champion basketteur que chaque jour ma encouragé ko ma ne ko demal nga jouer équipe nationale Sénégal kooku Macky Sall moo ko yor wala moo ko jox ceeb bu mu lekk wala bu mu naan c'est pas possible donc nañuy wax nit ñi dëgg Macky Sall président la bu nekk Sénégal boo xam ne dañ ko jox alalu Sénégal pour mu doxal Sénégal ñëpp xam nañu lam ci def ndax boo leen xoolee Macky Sall balaa muy ñëw ci nguur gii nee na la mu campagne sax ñu ko koy ji Ablaye Wade ne dafa sàcc 8 milliards yu Taïwan bu dee dama juum ci chiffre xaw ma 9 milliards la xaw ma 8 bu dee damaa juum jubbanti leen na ci chiffre waaye moom ba mu ñëwee nee na Ablaye Wade moo ko may kooku xaalis boobu la jëlee campagne ko pour yegg ci bopp réew mi xaalis boo xam ne xaalisu sénégalais yëpp la réew mu pauvre ni Sénégal nga jël fa lu tolloog 8 wala 9 milliards de francs CFA ci dëkk boo xam ne people live on the dollar a day xam nga 9 milliards de francs CFA ñaata la ci ay millions de dollars 17 à 18 millions de dollars la maanaam bu ñu compter ci doomu Sénégal yi Macky Sall mën naa jox kenn ku nekk $1 ci alal boobu mu sàcc te xam ngeen lan mooy niveau de vie sénégalais we live on the dollar a day maanaam Macky Sall mënoon naa dundal Sénégal yëpp ci benn jour ci alal bi mu sàcc ci Ablaye Wade rek sans compter nag ba mu ñëwee ci bopp nguur gi ba léegi mënuñoo fooyee xelu sénégalais yi Macky Sall nekkatul ci xolu sénégalais yi sama gars yi football du changer loolu basket du ko changer ay avion Air Sénégal yu màggat du ko changer ay tappale ay terre du ko changer comme ni ma leen ko waxee société américaine société bi doon fay France dama leen bëgg a wax dara tappe leen sur internet société bi Alstom la tudd Alstom société la bu nekk France buy defar ay autorail train société boobu dafa doon waaj a bankruptcy pour yéen ñi bëgg a xam en français muy fayit muy daanu génn ci business tëj société boobu bi muy waaj a tëj comme Macky Sall moom xaru France la mu jël lu tolloog 1500 milliards mu jox leen ko ci ay train yu ñu soxlawul néew ma Sénégal soxlawul train de train boobu la ñu soxlawul parce que train boobu dafa luxe trop pour di daw diggante Dakar ak Diamniadio ci 1500 milliards parce que Amérique la ñu nekk Amérique boo duggee ci train ci ngay xëy bis bu ne Grand Alioune ñun ñëpp ñu ciy dugg train yi dafay am ay chaise yu plastique yoo xam ne mën nga koo nettoyer mu set train bi dañ koy bale di ko fomp di ko spray mu set loolu mënuloo ko def ak ay fauteuil pour nga maintenir ko il faut nga shampoo ko maanaam nga jël saabu raxas ko ba mu set nga wowal ko nañu toog ba ci kanam tuuti ñu xool train bi fan la ñu jëm ak moom train bi pour maintenir ko bu dee train plastique ya $1 million lay jar par mois train boobu pour maintenir ko presque dina jar 5 milliards de francs CFA par mois donc nekkuñu di ci def bénéfice on travaille à pair ci pertement la ñuy liggéey stade bii ñuy tëb nag di dal sama gars yi nenu bàyyi caaxaan est-ce que ñoom xam nañu ne lu tudd livraison à clé mooy maanaam tey nga jël contrat nga jox ko ku mel ni Ousmane Tounkara nga ne ko defaral ma stade waaye clé bi rek laa soxla stade bi
bu doon jar 50 milliards man 100 milliards laa lay taxé parce que joxoo ma dërëm damal koy livrer à clé loolu la Turquie def ak Sénégal loolu moo tax ngeen gis Sénégal signel Turquie ay contrat seeru Falémé ak yeneen ak yeneen ak yeneen donc sama mbokk yi fi jóge léegi xëy na ñoom dañu amul xam-xamu Sénégal loolu kenn nañ leen ko may ngeen jéggal ma nag comme ni ma leen ko waxee ci weeru koor la ñu ne ndax lépp luñ fi wax yàlla dinañu ko laaj yoomal xiyaam waaye grand Alioune Macky Sall amul xam-xamu liggéey ab réew boo ko dégloo di nga xam ne kii doxul ci xam-xam Macky Sall ay copie collé rek lay def new ma nag deful dara ci Sénégal ndax nit mënuñu laa jox réew fukki at te defoo fa dara loolu man ta nekk mais lam fa def am na nu mu ko waroon mën a defee donc grand Alioune ma delloowaat la kaddu gi ba ci beneen sama beneen participation. jërëjëf Ousmane. waa Alaaji. waaw balaa may ñëw sax man damay am na tamit ku nekk ci ligne bi foog naa Salut l'Afrique la dinaa ko jox léegi kàddu gi. mais dama dégg suñu mbokk yi wax ne Ousmane Tounkara dof la ma leen bu dof yëpp ma leen ne Ousmane Tounkara de dina baax donc am na man de. ku xam El Hadj Ndaw xam ne du waxantu waaye bu dof yëpp ma leen ne Ousmane Tounkara en tout cas léegi ma jox Salut l'Afrique après ma ñëw ak mbokk yi sama xalaat ci mbir bi Salut l'Afrique bisimilah. asalaamaaleykum El Hadj na ngeen def. waaw ñu ngi sant yàlla. maa ngi remercier auditeurs yi ak ñi fi nekk sa panel. yaa ngi ci Yewwi Askan Wi rajo bisimilah. di wax alhamdulilah yàlla na yàlla dolli si turam. amiin déwénati. di baalu ñëpp ci weeru koor bi ak. baal nañ la nga baal yéen ñaanal ñu dugg ci bisimilah rahmaani rahim mu jeex ak alhamdulilah rabbil alamin. bisimilah. mais gis nga Ousmane Tounkara bu mentionné wul woon li taxoon na bëggoon a dugg tey mooy sama 8 milliards. kon alhamdulilah nañ sant Ousmane Tounkara loolu mu wax ba duggaat ci 8 milliards yi parce que moom bu ko waxul woon. man dafa lukk sama la foofu laa doon commencé. Sénégalais yi nañ bàyyi loolu xel. gis nga affaire football bi lu ñu wax damay waxaat ni il faut qu'on se donne la récréation à ça parce que moo di fi nekk nii qualifié nañu amaat nañu 8 mois la wala 7 mois yoo xam ne moo ñu dese pour ñu commencé ci compétition boobu. Sénégal yi dafa am lu leen soxal ci nekk mooy dund bu doy faju sama élèves yi jàng ci école yu baax ñu war a dem ñu war a dem ñu mën faa dem ñu war a demee ñu bëgg a génn dëkk yi ñu nekk dellu suñu dëkk suñu dëkk ñu am benn jaaxle. grand Salut l'Afrique sa téléphone bi leerul trop de sa téléphone bi leerul. kenn du ko leen censuré wala ñu coupé seen signal problème bi mooy lenn aussi élage ak ñi ñuy def est-ce que xam ngeen ni par exemple ñun waruñoo yem ci affaire yi qualifié nañ ci mais dañoo war a xool reprendre ba coupe du monde ak naka la ñuy def aussi ñu dëkk ñu di organiser pour coupe du monde li ñu génn ci xaalis ak koom gi ñu mën a dugal suñu dëkk yi aussi ñun ñu weesu qualifié wala jël coupe du monde mais xaar ni ñuy organiser coupe du monde da nga xam ne stade yi ñu war a am lii mu defar ko ci néew ak nu mu mënti demee luñ ko ci nax lu mu ci def nañu yeewu ci loolu xeer bi lu mu ci def dañ ko jël nax naxuñu ko nañu yeewu ci loolu te ñun ñi nga xam ne ñooy génération Salut l'Afrique nga baal ma de dafa mel ne da ngay wax ci sa écouteur ah. non dama jege sama rajo taxaw ma xool ba xam. voilà léegi baax na voilà c'est beaucoup mieux. léegi ñun ci suñu jëmmi bopp ak suñu doom yi nga xam ne ñooy fi génération bi ñoo war a yeewu ba nga xam ni kenn duñu nax ci affaire qualification coupe du monde mais ñun yeewu nañu ba war a xam coupe du monde organiser ko moo ëpp doole qualifié ko ak jël ko dañuy jéem a góorgóorlu ba li nga xam ne mooy infrastructure yi ñuy wax ñu fexe ba suñu futur président yi ak ñi nga xam ne ñoo nar a diriger ëllëg suñuy réew lépp lu ñuy tegalite askan wi ne lii ay contrat la ñuy signé wala lii loo xam ne dañ ko jënd pour askanu Sénégal yi daf ñoo war a mën a jariñ à 1 centime près lépp luñ ciy dégager ak luñ ciy joxe ak nañ koy négocier ñu jaareel ko ci woon parce que sànq gis boobu ngeen tëddaale sànq gis nañ que ni moom li mu signé woon ak Sénégal pour affaire pétrole ak lu mu mën ci doon aussi moom xam na ni loolu mënu ci dara mu jaay ko ndax waa Sénégal te Pierre Attapi Goudiaby la ko mën mu tuddati Goudiaby la ko mën mu tuddati moo présenté woon waa jooju Ablaye Wade nañu yàlla dimbali nag ñun ñu am xolu muñ te xam ne am na ñu ñu bëgg suñu génération yi di ñëw am na ñuy bëgg te actuel président bi li ñuy wax nii rajo bi passé am na ñoo xam ne dañuy dugg léeg-léeg ñu dugg ci rajo yi wax lu leen neex dem nañ ba ni Lébu yi ñoo baax mais kon Sénégal Dakar kenn dëkku fa ndax ñoom bu ñu amoon doom fii tey ñu génn ci mbedd nekkal seen waa classe wala ñuy dox ci mbedd am américain boo xam ne comme fii la juddoo comme ñoom mu daan leen go back to Africa wala mu leen yéen bokk leen fi ñoom li leen neex kon ñun juddoo Dakar kenn waruñu wax aussi Lébu yi ñoo baax waaye Dakar kenn juddu fa ñoom bu ñu juddoo feneen muy
dëkku leen foofu kon ñun ñu juddoo Dakar aussi bu ñu kenn rey affaire lébu yi ñoo baax rek waaye Dakar kenn juddoo fa te ñoom ñoo ñu di wax loolu aussi fu ñu buggee wax lu leen neex ci nit ñi wala ci yeneen politiciens yi dañ koy wax mais fu ñu dugg aussi di dal ñi nga xam ne dañuy critiquer seen dëkk moo leen tax a jóg ñuy wax li ñuy xalaat kon nañ ñu dimbali bàyyi nit ñi ñu wax li ñuy xalaat Macky Sall du buur du bimmi c'est vrai que def na ay infrastructure yoo xam ne amal nañu njariñ mais comme je dis il peut mieux faire suñu 8 millions ak engagement yi muy jël contrat yi muy jël signé ak lépp lu muy def aussi tant que jaaralu ko woon di bàyyi signalé droite tourné gauche ak VAR yi buñ ko ci jaarale aussi wax lu dul dëgg yi nga xam ne wax na ko fi ba àddina di dëgg ba léegi kon gars yi buñ ñuy yàq nañu comprendre que ni ñuy dugg ci rajo di wax ak ñi nga xam ne dañoo nekk ci internet rek lu ñu wax di aussi tamit ay citoyen lañ comme ñëpp di wax la ñuy xalaat asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu kooku mooy Salut l'Afrique di ko gërëm bu baax a baax balaa may continuer di wax ne rek li ngeen fiy dégg yëpp ci rajo Yewwi Askan Wi Yewwi Askan Wi am na website am na tamit Facebook page donc website bi mu ngi nekk Yewwi Askan Wi USA Canada Yewwi Askan Wi USA Canada bu dee tamit da ngeen bëgg a dem ci website bi xam naa dinañ ko gën a fësal ci fan yi di ñëw semaine yi di ñëw incha allah rabbi donc da ngeen di def rek mooy da ngeen di dem ci www.yewwisnusacanada.com donc www.yewwisnusacanada.com dégg nañ suñu mbokk yi comme ni ñu ko waxee rek parce que mënut a ñàkk c'est pas pour rien ñu jël heure bi nga xam ne nii juste ñoom bu ñu paree dañ ci ñëw génn c'est vrai que réseaux sociaux yi Yewwi Askan Wi mu ngi ci def liggéey bu am solo c'est tamit ñu wax ko sa dund Ousmane Tounkara ci wàllu bi nga xam ne mu ngi ko yore muy ci wàllu réseaux sociaux yi mu ngi ci fay def liggéey il dérange c'est ça la vérité ñu bañ a fàtte tamit comme ni ma koy waxee sànq rek am na loo xam ne nii man yàlla ma ci boole mooy fekkee nañ ca ba muy neex tey xëy na naqadina nekkoon nañ ci nguur nekkoon nañ ci pouvoir tey xëy na nekkatuñu ci pouvoir donc xam nañ ñi nekk tey toog fii di bañ ñu wax leen ba ñu nekkee ñun ci nguur ñoom ñoo doon ŋaññ amul luñ fi deful woon loo xam ne sotti wuñ ca maanaam ŋaññuñu ko duma ci nekk di wax ne lii la wala lee la archives yi ñu ngi fi boo leen demee gis ko dañu toppoon Abdoulaye Wade ci jamono jooju togal ko d'une façon c'était juste extraordinaire tey ki nga xam ne nii en tout cas yaakaaroon nañ ne dina indi changement ñun ñëpp nangu nañ ne c'est-à-dire on n'a rien contre lui ku nekk xam na loolu mais Sénégalais yi ñoo ko wax bu ñu yaakaar ne parce que gis nañ sport bi comme ni ko Ousmane Tounkara waxee léegi sëñ Aline waxee ko léegi ñëpp waxee ko noonu football ñëpp koy seetaan et man ku yàgg a déglu suñuy émission dama yàgg wax ne la fierté des Sénégalais ñuy yëkkati ñi doon yëkkati ñi yàgg yëkkati drapeau sénégalais yi ñii la c'est les sportifs les artistes ak diine gi ñi nga xam ne ñu ngi jël diine gi tasaare ko ci àddina bi yëkkati jël drapeau Sénégal mais politiciens yi nañ ma ci baal ndax ci laa bokk waaye néew na ci donc lii du lu bees que ñu gis ne tey à 5 heures du matin 6 heures du matin sénégalais doomu sénégalais yëpp jëm ci fi nga xam ne nii mooy ci stade bi effectivement defuñu ko pour Macky Sall dañ ko def parce que Macky Sall gënu leen doon patriote Yewwi Askan Wi gënuñu leen nekk ay patriote beneen parti noonu la dañoo nekk ci loo xam ne nii dafa nekk lu am solo ñun ciy jëm as we speak ci dëkk bu normal yaakaar nga ne war nañ mën a diriger ñoo am un président mu waroon am un premier ministre gouvernement ba tey ñu ne mënul nekk parce que lu tax c'est des calculs politiques c'est ça la vérité ci dëkk bu normal c'est-à-dire nañu Sénégalais yi ak tey comme ni ko leader Yewwi Askan Wi waxee mbir mi du rek toog ci salle yi wala toog ci grand place yi di ñaxtu ñun lii ñuy def nii ci Yewwi Askan Wi moom la ñuy def tous les samedis depuis plus de 20 ans bu ñu gisee lu baax ne baax na parlant des infrastructures yooxu woon nañ ko ci pont Gambie Sénégal bi ñu rafetlu ko mais 2 voies yaa xayti foogoon naa bu ñu ci jógee lépp lu ñuy defati dina ne ëpp 2 voies benn aller benn retour war nañ dépasser loolu quand même pont Foundiougne bi ñu ngi leen di ñaan ngir yàlla bu ñuy defati pont
au moins bu ñu mën a am 2 voies aller 2 voies retour moo tane il faut que ñu bañ a ñoom ñu ñuy dicter nu ñu ko bëggee waxuñu ne li ñuy def baaxul mais dañu ne comme ni ko signal waxee mun na fee gën a baax parce que nag ñun yàlla may nañu ñuy yeewoo ci dëkk yu mag yi li nga xam ne nii mooy parrainage yi ña nga ca Yewwi Askan Wi nangu nañ ne ànduñu ci mais duñu leen fekk ci seen game danañ dem wuti parrainage comme tout le monde ñu ciy profité képp koo xam ne nii xam naa ci semaines yi di ñëw jours yi di ñëw dañ ko gën a ñëw fësal ko ku bëgg ñu parrainé la comme niñ ko ñenn ñi defee am na ñuy may oo am na ñuy woo Ousmane Tounkara am na ñuy woo grand sëñ Alioune Dieng am na ñuy woo Dramé ak ñeneen ak ñeneen mais dinañ ñëw ci yéen mais li ni nga xam ne ni Ousmane wax na ko léegi da ngeen def très attention bu leen nangu ñu nax leen on est nag en politique et c'est de bonne guerre maintenant les Sénégalais lambda yi ñuy seetaan di ñu déglu ñoom ils vont juger mais la vérité mooy ñu wax ko ci dundu ñoom nelawatuñu ba yandoor c'est ça la vérité sëñ Alioune ma bàyyi la nga ñëw ba ci kanam. sëñ Alioune mu mel ne sëñ Alioune ma ñëw nag merci El Hadj di kontaan ci intervention bi di remercier Salut l'Afrique boobu dugg tamit un fidèle auditeur di ñëw nag ci li gën a am importance li tubaab di wax rek dis-moi quelle jeunesse tu as je te dis quel pays tu seras puisque ñu ngi ne xale yi ñu ngi dem ci stade bi xale yi ñu ngi supporter mais soo jógee ci stade bi rek revenu chez toi tu retrouves la réalité puisque bu ñu naxante lii moom du ay fen ANSD dafa génne ay rapport am bërki démb rapport ANSD 2020-2021 ñu gis ne le chômage est passé de 17% à 24%. On a gagné 7 points sur le chômage. Et aussi, ils ont constaté que 55% des jeunes de 18 à 30 ans n'ont pas, et qui ont appliqué pour du travail, n'ont pas eu de travail. Kon bok jeunesse bobu, c'est une jeunesse qui souffre. Et pourtant, wax nañ ñu fi ay DAC, ay Prodac, ay Proti, ay di là, tout ça, c'est des choses yoo xam ne les programmes sont là, mais la jeunesse ne travaille pas. Pourquoi? Kon nañu xam ne ñi yor réew mi ay cuune lañu. Nit ki nag soo demee ba nga xam ne li nga war a def ñi war a yor ak réew mi ëllëg da nga leen rester en rade jël ay pas yoo xam ne retraité nañu ba pare di leen liggéeyloo di jël ay institution yoo xam ne amul njëriñ di ko fa teg vraiment il faut rendre le tablier puisque lii ñuy wax yëpp ñu bëgg cee indi nag puisque ñun duñu dof gis nga fi ngeen jàngee la ñu jàngee wala ñu gën leen ko def puisque fi mu ne nii dañu bëgg a jël lépp j'ai entendu le directeur de l'emploi jël bëgg a jël yëpp teg ko ci Covid ça c'est des choses conjoncturelles ba mënoo jël affaire Covid 2020-2021 nga ne chômage bi s'est passé de 17 à 23% à cause du Covid pour un effet conjoncturel rek nga jël tëb ci 7 points pourtant ñi conjoncture bi gën a touché les pays européens. Pourquoi Macron il est à l'aise dans sa campagne? Il a baissé le chômage à 2,4%. Au lieu d'augmenter, il a baissé. Nous l'avons baissé. En même temps, le chômage a augmenté. Ensuite, notre croissance est baissée de 6% à 1,3%. Loolu ngeen boole yooyu augmentation du chômage les denrées de première nécessité yëpp dem ab ngeen bëgg ne gaa ji liggéey na
loolu économiste yi wax la stagflation, la montée des prix et le chômage en même temps. D'une jël yëpp rek def ko nañu trouver des solutions puisque le problème qui se pose dañu yenn lu ñu àttanu xam ngeen le service de la dette du Sénégal fan la toll 800 milliards par année. Seet leen ko rek tout le monde connaît le problème des crédits cartes ici su fekkee li nga sa intérêt yi ñuy teg ci sa crédit carte rek mooy le service de la dette ci li nga yor. Le service de la dette du Sénégal ci bor yi ñu dajale rek ça fait 800 milliards par année 800 milliards par année yooyu noo ko mën a fayee ba pare jël des dépenses inutiles di ko def ci des institutions yoo xam ne amuñ njëriñ ah aussi gouvernement boo xam ne la taille du gouvernement très très énorme par rapport à nos revenus képp ku la ne dama lay fekk si nga def ko ministre d'État ministre conseiller jox ko un salaire mais dans quel pays on est la ñu wax dëgg bi gisuñu luy cuub luy toji bande la ñu gis comme le disait kilifa yi. Il faut arrêter cette machine-là puisque ça ne marche pas. Notre pays est dirigé par des médiocres. Cette médiocrité-là nag dafay war a continuer les générations et les générations à venir ci problème la ñuy def. Effectivement, comme je vous le dis, Macky Sall il a travaillé dans les infrastructures yooyu ñu indi leb ko infrastructure yooyu moo ñu indil bor yi infrastructure yi moo indi chômage bi. Pourquoi? Puisqu'il y a des choses yoo xam ne un gouvernement ne crée pas d'emploi. C'est le secteur privé qui crée des emplois. su ñu demee ba secteur privé bi dox national bi doxul il y a rien d'industrialisé lépp lu ñu bay lu ñu dundee dañ koy jéggaani kooku ku la ne dëkk bi seetaan ne soor da ngay nax sa bopp. On n'a qu'à faire face à la réalité. Nit ñi nañu xam ne le Sénégalais lambda añ reer ndekki mënatu ko assurer boppam. Et aussi il y a des poches dans le pays où sont menacés dans le Fouta qui sont menacés par la famine. loolu PNUD moo ko wax. kooku ngeen ñëw fii di tàccu la tout ça bu ñu nax suñu bopp. Il faut que ñu taxawaat xool fi ñu jógee ak fi ñu jëm puisque ñu ngi ci ravin bi suñu moytu ci mbalka mi la ñuy daanu nañu taxawaat jël puus ñi ci kanam nga xam ne mënuñu indi ñi nga xam ne mën nañ ñu yóbbu réew mi puisque nañu fexe ba Macky Sall mi jógee fi nag dañ ko war a tàmbalee léegi c'est un processus boobu fu mu war a tàmbalee ci élection législative yi suñ ko defee il y aura cohabitation dootuñu fi rey ak jéem a sax naan ay 3e ak 10e mandat kooku da ciy génne xelam ca teer loolu nag yéen ñi fii yéen a koy taxawu na nit ñi jóg parrainer et voter Yewwi Askan Wi puisque c'est ça qu'il faut waa ji dañ ko war a yóbbu ardo avant 2024 on est prêt we are able to do it. Puisque soo ko seetee déjà suñu maire yi ñu élire ñu ngi def un travail remarquable au départ te ñu bari dañ leen waxoon du ñu dem fenn puisqu'on n'ont pas d'expérience. On n'avait pas besoin de cette expérience-là. Xam nga lu nit ñi besoin détermination jël un don de soi à la nation di dundal réew mi bañ di dundee réew mi. Jërëjëf maa ngi leen di bàyyi ngeen yeggali li ñu bëgg a wax yépp li ñuy wax li duuf ci nag wi xëjut ci cin li maa ngi leen di ñaanal yéen ñëpp di kontaan di leen wax nag man damay jël bër ba koor gi passé je vais revenir incha allah merci à tout le monde. Ousmane bismillah. waaw donc grand El Hadj ñu remercier waat rek grand Alioune ci kaddu yu yiw yi ak kaddu yu informatif yi parce que xam nga nit moom
booy wax da ngay wax loo xam ne doomu aadama yi dinañ ci mën a jëriñ donc grand Alioune ñu ngi rafetlu sa kaddu yi je pense que waroon naa gën a mën a leer nag rek pour nga wax gars yi li nga wax li mu teg xam nga boo ne chômage ñu bari xamuñu luy différence chômage ak ñàkk liggéey parce que ñun dañu yor jeunesse boo xam ne am na ci ñoo xam ne masuñoo am liggéey donc ils ne sont jamais renvoyés au chômage te loolu mooy presque 50 et quelques % des Sénégalais pour être sûr defe naa nombre bi c'est 55% des Sénégalais yoo xam ne masuñoo am liggéey donc loolu boo ko boolee ak 26% au chômage bi on parle de 80% d'un pays qui ne travaille pas bàyyi leen loolu xel on parle de